Maya wax na ko sànq moom am na droit am wala mu def lii di planning familial quel que soit âge bu mu mën a nekk wala c'est à partir de benn âge. waaw le plus souvent moom nee na 15 ans mais li ñu leen ciy gis rek dinañ yegg presque ay 18 ans jëm kaw. doo leen gis moins la plupart du temps. soog ñu leen di soog a gis. la plupart ñu ngi leen di soog a gis. mais bu ñu ñëwee je dis pas le contraire père. mais dama ne la plupart. bu ñuy ñëw mais di ngeen jànkoonteeg ñoo xam ne. elles ont moins de 18 ans di ñëw ci centre de santé yi bëgg a. day am duñ ko recevoir. dinañ la dé non écoute bi dañ ko déglu soo leen ma dégloo dinañ déggante dinañ la déglu dina am écoute. c'est-à-dire buñ la dégloo ba nga jooy sa soxla ba pare il faut que ñu tamit ñu recadrer xale bi. duñ ko topp ci lu ko neex ba gaañ ko. te xale boobu même bu dee ñëw na ci 15 ans 16 ans. dala naan commencé naa consommer. il y a 1 an. mais mon frère kooku soo ko recadré wu tegoo ko ci yoon day dem jël grossesse dem defi avortement clandestin daal di dee bakkanam xëcc. day dee sax. est-ce que yow bu histoire bi dalaatee ci sa nopp amoo ci part de responsabilité professionnellement dafay jouer ci sa bopp te la plupart da nga koy gis. je l'ai vécu à Richard Toll dafa mujj suicidé wu daam bi. elle s'est suicidée. jaru ko bu nga koy dégg dafay jouer ci sa conscience professionnelle. une autre question est-ce que vous avez le droit par exemple bu fekkee koo xam ne xale bi amagul 18 ans elle est pas encore majeure ñëw ci yéen est-ce que am ngeen droit laajte li nga xam ne mooy ay contact u parents c'est-à-dire yaayam wala papaam. si pour wax ak ñoom. pour ñoom ñu jéem a wax ak parce qu'elle est encore mineure Sophia. moins de 18 ans mineur la. mineur la kooku da nga koy jéem a conscientiser d'abord. c'est-à-dire da ngay wàcce sa bopp summi casquette sage-femme bi teg fële. teg casquette yaay wala casquette sœur wala casquette assistante sociale bi. tout à fait. c'est-à-dire dinaa la déglu ba nga pare li la poussé yow ba nga dem joxe sa bopp te sëyoo à ton âge man dinaa jéem a xam ba xam lan la bu ma xamee lan la man mën naa la indiwaat parce que la plupart loolu mooy suñu rôle indiwaat pour conscientiser la ba nga teguwaat ci tànk ci raay bu normal su ma xamee ne ku rëcc nga. gëm-gëm bi ma bëgg li ma bëgg def sa bopp bëggoo koo dégg day am bëgguñu dégg sax li ngay wax di nga gis ku lay nii di sama yaay di dund sama papa dafa dem wàcc ñu fi damay taaw dama war a jàppale sama yaay. j'ai un copain moo muur wala dara bu nekk ville. moo may jox nii non c'est que niñ naan Wally Seck di wax bu sage-femme doon wax dëkk bi toj di nga gis loo xam ne yow doo ko sax ñeme wax mais am na loo xam ne tam du suñu rôle su ma ci bëggee xuus. dina xaw a jaxasoo compliqué dina xaw a compliqué alors que am na direction bu nga xamante ne loolu muy liggéeyam muy DCME. mais dama la bëgg wax ni dinañ am ay malades yu nga xam ne elles ont moins de 18 ans. et si elles ont moins de 18 elles ont moins de 18 ans di ngeen mën a wax ak seen i parents wala. dañuy mën a wax ak parent bi si moom bu la ko. permettre. su la ko mayul li ngay def mooy yaa ngi romb secret professionnel. d'accord donc c'est son droit le plus absolu. mu ñëw wax besoin da nga ko war a recevoir. da nga ko war a faj parce que nag ay loi ñoo ñu tënk. d'accord mënoo génn yooyu loi. diine ngi fi mu def ñu jiital mais dama ni la ay loi daf ñoo tënk. kon boole lay mu jënd rôle daal. waaw loi daf ñu tënk xale boobu tey boo ko defee mu créé fugue parce que am na kersa tim yaayam mu xamal ko. am na kersa tim doomu baayam bi ci kër gi mu xamal ko yaayam bu jommee kër gi ñëpp lay waxal mu weeru mu doon kersa mu xëy xaru wala mu doon fugue am nga ci part de responsabilité. secret professionnel foofu daf lay tënk. amuñu benn droit di remonter ci parent wam moom la ñuy waxal jéem koo conscientiser su la mayee aval nga woo yaayam pour waxtaan ak yaayam ci nii ak naa moom bu mënee sutural doomam xayrul su mënul suturaal doomam xayrul mais li mu bëgg moom c'est son droit le plus absolu en tant que cliente pour nga satisfaire ko boo ko satisfaire y aura des casses y aura des conséquences ñëw moom kese est-ce que dina bëgg sax ñu woo yaayam parce que la plupart dañuy nekk nit yoo xam ne dañuy te Sophia li ma la bëgg wax rek mooy xamal ni kii ñëw sa kaw sa kanam moins de 18 ans consommé na bu yàgg. donc loolu mu dund def ko ba ñëw pour mën a def ba dundaat li ay genre avortement loolu amoo ci part de responsabilité parce que xamoo ko démb xamoo ko tey da nga yeew mu xëy suba teel fëgg sa bureau rang dagg tike. éducation la indi ak faayu éducation responsabilité parent donc yow loolu sa yoon newu ci. on les traite on les reçoit sans les juger. d'accord et ça loolu seen droit bu ñu moom la te dañ leen koy def. d'accord papa. ah man de li ma la wax moom mooy
su fekkente ne dëgg am na ndax mi ngi commencé feeñ xëy na am na ci wet gu muy feeñee goo xam ne mën naa am sax rendre leen ci compte doom ju góor ak baayam mënunoo sangu doom ju góor mënta gis ay awray way juróom muy bu góor ba muy bu jigéen ba waaye doom ju jigéen mën naa gis awray yaayam dañuy sangoondoo dañuy ubboonte ñoom ñaar ndax ñoo yem lu mu mag ak âge bu mu mën a toll nee na sax jigéen sax su tëddee opp doomam ju jigéen doomu moo ko war a ragal waaye góor mënu koo ragal waaye góor su tëddee opp doomam ju jigéen mënu koo ragal doomam ju góor moo ko mën a ragal moo tax mu ne sa baay di nga dem ba mujj nga ëlbatiku doon baayam waaw sa baay dina dem ba nga mujj ëlbatiku doon baayam loolu na dafa xóot moo la daan leewu moo la xarfal moo la teg ci yoon moo la daan fab moo la daan tete waaye dina dem a dem ba âge bi dina dem ba loolu lépp yaa koy defal yaa koy yëkkati yaa yóbbu ca wanag wa yaa koy wormaal yaa koy sang lépp yow yaa koy def te bala nga koy defal da nga koy woddu wormaal ko ngir nga bañ a gis ay awraam su dee ñi nag mu ne day def torche nu waxu la ko léegi waaw wax na ko papa ne sama doom ñëwal waaw day ñëw maase ko du dara benn bàkkaar amu ca jenn àq amu ca kon ñaar ñooñu seen diggante umpalante waru caa mën a am kon ñaar ñooñu seen diggante bu ndaw bi fu mu toll bu mag bi war na koo xam dëgg la bu ndaw bi fu mu toll su jëlee pot su wannee lor lu mën a am ci moom da koo war a xam papa gis nañ fi ñuy gis pot rek daw dem feneen dem di ko laajte te seen yaay nekk ci biir kër gi te waxu leen ko avant xamuñu ne am na lu leen di xaar seen ndey moo leen ootalul ci boppam seen ndey moo dul toog wala seen ndey moo tàng lool xamul nan nañu yoree ndax bu ñëpp mën a yar waaw ndaxte fii ak yaruloo yow soit même yow ci sa bopp pour nga yar day mitti lool mën ngaa naqari deret te mën a yar lool jàngkat dëgg aay lool à l'école taxut a mën a jàngale jàngale dafa am ñoo xam ne doonoo xam fu ñuy tàmbee waa pédagogie des enseignants yoo xam ne doonoo am pédagogie pédagogie de comportement pédagogie seen diggante ñoom ak élève bi seet nu ni def ba élève bi ñeme leen seet na ni def ba élève bi loo ko wax mu comprendre vite kooku noonu la mère de famille bi mel surtout rawatina jigéen bu ko nëbbatu ginnaaw da ngay summeeku muy summeeku ngay tëdd di bokk ak moom benn lal di bokk ak moom benn mbalaan bu ngeen di sàngoo benn mbaaj di ngeen bokk ko léeg-léeg mu tëdd nga uf ko léeg-léeg mu tëdd nga jàll sa ginnaaw te soo loolu suy am doo dese dara silibum neen ngay dese wala nga sol sa dessous wala nga sol nekk muy bu jigéen bi dégg nga waaw su tëddee nga uf ko kon kooku war nga koo xam ngeen a waxtaan dëgg la papa su ngeen tëddee ba guddi pëkk yow foo toll yow gis nga pot fi mu ne gisaguma ko de lan la foo kii bi lan la lu tax gisagoo pot foo toll sa naq mi tiwul la moo tax boobu léegi wala sa biir dinay tukkal lan la sa bopp dinay nekk est-ce que ndax mën naa am ubbu ak retard boobu nga wax waaw ubbu naam stress composition waaw naam stress soo papa ak amee yaayam stress di xuloo suba ngoon rek day taxaw du ñëw day taxaw day ubbu retard ba su méttee ba métti mooy ñooñ nga xam ne bala nu ko gis doom yi wañaaru ku nekk dina ci am aw yoon gisin wu méttee métti moom na nga koy gis d'accord am ci ñoo xam ne la leen koy teg mooy gis nañu seen morom wala nu ànd ak seen morom ñu gis seen morom nekk ak góor di lëkkaloo te ñoom lëkkaloowuñu mooy loolu bu góor ba di wax naan su fekkente ne bàyyi nga ma dem rentré bërëdu yi sama kii day metti te mën naa caa dee su ko defee ngeen wax du dëgg waxul dëgg mais nag écoulement mën na caa ay dóor la
waaw ay dóor la mais écoulement mën na caa am. mën na caa am infection bu méttee métti. d'accord ndax su demee ba daaral te la nekk ci biir génnewu ko. kon nañ bàyyi foo la ñuy bàyyi xale yi. ñuy bàyyi foo loolu moom mënta nekk pour ñoom ñu doon kaw ñu ñam ko yow yaa ko wax nga ne ñam naa ko neex na kenn terewu ma ko dinaa ko bàyyi. waxoo loolu léegi. mënta nekk ci këru àdduna xam nañ ko ba pare. billaahi xam nañ ko barke borom Tuubaa. d'accord papa dañu jël téléphone bi. dañu jéem a jël téléphone bi. lépp ci xel la parce que 88 628 89 90 88 628 28 28 salaamaaleykum. ñoom lay gis ñoom